waaw asalaamaaleykum ñu ngi nuyu assistance bi teew fii yëpp di santaat yàlla bu baax di wax ne alhamdulilah ñu ngi gërëm d'abord presse bi yëpp parce que ñëw nañu en masse parce que tey lu mel nii bokk buñ ko taxawalee ñëw gis presse bi ni ñu taxawee moo lay wan ni combat bi am na dayoo bu mu am waaye loolu lépp nag d'abord le PDG sunu xarit sunu frère muy Dieye Production xëy na sax bala ñuy pare dina ñëw d'ailleurs dafa amoon léegi ay gan yu mu waroon a jëli yu wàccoon démb mu jógee aéroport mu war a am rencontre bu ndaw bu muy def ak ñoom yàlla mën naa dogal bala ñuy pare mu ñëw loolu moo indi empêchement bi nii. donc kon nag di kontaan ci ñëpp ñu fi teew waaye lii di la wax ni d'abord bu ñu ko mënee ba di ko def dañ ciy féliciter hôtel Arc-en-Ciel mooy sponsor leader bi xam nga d'habitude daan nañu am ay événements yu mag di am problème mu. yaakaar naa fu ñuy defee première face to face bi waaye tey ku ñëw fii xool décor bi ak macha allah hôtel bi ni mu mel ñu nekk fii ci Lac Rose lamb day daal di jëlaat beneen niveau par rapport ak fa mu nekkoon. donc nag loolu bu ñu ko amee dañ ko ciy sant bu baax ndax tey ku ne xam ne ni Gris 2 mii combat am du combat am bu yomb Abdou Diouf mi bëreewul weccet kenn si ñoom bëreewul weccet xaalis wa tal la ñuy bëree. donc nag bu ñu amee sponsor bu mel ni wax dëgg yàlla hôtel Arc-en-Ciel mu accompagner ñu ba ñu mën ko def ak fi lamb toll. yaakaar naa hôtel Arc-en-Ciel ñëw na ci moment bi mu war a ñëwee sa moment bi ko soxla lamb soxlaa ci la ñëw donc nag gis nga fi lamp ngi ni suma wet gis nga ko lépp luy seen ci luy taaral bis ci Dieye Production moo xam ci drapeau yi moo xam ci mën naa la wax ni la drapeau yi ak programme yi yëpp moo koy def Abdou Sène ngi nii sunu jarbaat moom it staff Dieye Production bi yëpp ñu ngi fi ñu laan daal Babacar combat bi ñaar ñu bëggante la woon ñaar ñu nammante la woon ku ne namm ci yabu ci la 48 heures doxuñu ko combat bi yàlla dogal combat bi sotti kon donc damay wax ni rek combat de choc la ñaari géant lañu ñaari ñoo xam ne du ñu match nul du ñu daw te dañuy joxe seen bopp te ñun Dieye Production ku ñu xam ni comme on a l'habitude de le faire bu ñuy def événement dañuy jël événement boo xam ne ñaari jàmbaar ñoo xam ni képp ku ko dégg danga naan ak lu mën a xew bu ma demee li ma jënd suma billet kenn naxuma combat bi nag ci kanam la jëm ñu bàyyi leen ci kanam ak question yi quoi. merci Lat loolu am na solo mais Fadel maa ngi lay nuyu di la wax tamit am na loo ñu war a mën a sant borom Dakar Buzz yaa ngi def buzz macha allah. waaw ok maa ngi lay nuyu di nuyu assistance bi yëpp di rafetlu di làmb tegaat benn jéego ndax ku ne làmb dafa ne ci crise da ngaa xam làmb newul ci crise mi ngi yokku ndax bu njëkk boo xoolee signature contrat yi da daan xool benn salle teg fi suñu siège nit ñi ñëw commencé débat mais léegi làmb yokk na moom ba léegi ñu ko yóbbu ci hôtel yi di jaajëfal nag hôtel bi nga xam ne dañ koy def Arc-en-Ciel di ñaan képp kuy Sénégal baa ngay doog réew mi na nga ko bàyyi xel te di ñëw di noppaloo parce que fii kat jàmm ji di jaajëfal nag Dieye Production Babacar xam nga ñaar ñii lu leen boole. wax moo ko Fadel. Gris Bordeaux moo leen boole. xam nga nu mu leen boole. waxal. Abdou Diouf daa daan Gris 1 jamono yi dox ba Abdou Diouf am benn retard bu xaw a tuuti ci làmb Gris 2 nekkoon ci benn Gris 1 nekk ci dynamique bu doy waar boo xam ne pour nga dal ko pour bëri moom daa métti ci dynamique yooyu mu nekkoon Abdou Diouf wëlbati bu bëgg bëri moom làmb boole parce que da koo daan da ko yor revanche Gris 1 bañ combat bañ ko fu ne dem na tey jii ba moom mii mu jël mii wax naa ko léegi bu jëlee Gris 2 bii nee naa ko Abdou ndax boo ko daanee sa xel daa nekkaat joxaat Gris 1 revanche mu ne ma Gris ragal la ne ma Gris ragal la xam naa loolu nag wax mbër la parce que mbër yàgg naa cokkaas mbër wax ko lu ne te fekk sax loolu néew ca moom ne ma ragal la waaye li tax ñu xam ne ragal ak du ragal mooy nga génn ci lii. waaw am na solo xoolal dina ko wal mu dund dëgg Fadel am na solo laay wat maa ngi lay nuyu borom Espagne borom Lucia Canaria maa ngi lay bëgg di nuyu Madji Babacar ñëpp waa Fadel ma daaneel ci ab ci Gris 2 acca ba tey ndax li ma naan gerte benn la fanaanoon waaw digganteem ak Reug Reug daa tëdd jooy damaa juum dëgg la Reug Reug war na maa daan waaye du moom moom war a arrêté mu naqari ko lool ma jëlee ko interview mu waxee xol kon bu jëlee Abdou Diouf mi nga xam ne daa daaloon ma xam combat bi ku ci yaakaar ne seet da ngay nax sa bopp ci lu weex lay doon baadu amul ruux bi seet waaye di daal di ko Dieye Production ak Abdoulaye Diagne am na solo ndax li ma naan saa bu laa ma tajee njéeg ci kaw ca tànk ga wàcce ko jox ko amateur yi yàlla seen jàmm yàgg baax am na solo Dieye Production kon jaaraama
bi muy ñëw Dakar mus la indi waaye macha allah kon loolu mooy liggéey am volonté rek a wóor. yaa ngi dégg maa ngi koy nuyu di nuyu. ba bu xaw a kii image bi Abdou. waaw maa ngi lay nuyu. kii ne la di wax gars yi nag ñaari mbir yaa ngi nii presse baa ngi nii Cheikh Omar yéen ñëpp a ngi nii Bokar bu Lutte TV Cheikh Faye ku ci am question rek ñu commencé te comme laat daf ma ko wax sax tamit il faut que ma ànd leen ko kan yi lu jëm ci mbirum Papa Sow ak Fass bu sañu duñ ko ci dugal. yaa ngi dégg xëy na dafa bëgg ñu yem ci combat bi parce que lii yaakaar naa doy nay wax kuy wàlliwaat sa dëkk daa dëgg yaakaar naa lii moom doy na sabar te doy na seetaan kon gars yi acca kuy njëkk dugal question. acca Bécaye. Bokar amul loo war a laaj ñaari mbir wala Cheikh Omar demal. asalaamaaleykum gars yi maa ngi nuyu ñëpp di félicité Abdoulaye ak Dieye ak ñi nga xamante ne ñoo nekk ci staff bi yëpp di remercier aussi comme ni ngeen ko waxee léegi hôtel Arc-en-Ciel en tout cas ñu ngi leen di remercier bu baax a baax si li nga xamante ne def nañ ko. alors mu nekk combat boo xamante ne bu am solo la ñëw ngeen ci léegi ci ñoom ñaar jaar bi nga xamante ne ci lañ jaar. ma bëgg a laajte rek ki nga xamante ne moom mooy Abdou Diouf ndax mu ngi bàyyi xel li nga xamante ne Gris 2 mës na koo wax képp koo xamante ne mës na daan voilà Gris 2 loolu la wax képp koo xamante ne mës na daan Gris 1 moom incha allah dana def képp laay gàttalam pour daan ndax yaa ngi bàyyi xel ci loolu yaa ngi bàyyi xel aussi ni xale la boo xamante ne dafa nekk ci yoon donte ne am na benn gàllankoor boo xamante ne si la nekk après mu ñëw ci Gris 2. bon allo bon auzubillahi mina sheytaan rajim bisimilahi rahmaani rahim bon ñoo ngi nuyu ñi teew fii yëpp di nuyu Abdoulahat moom mi waral bis bi ak Dieye production suma xarit suma doomu ndey di nuyu nag Gris 2 di nuyu Gris 2 moom vraiment dama ko respecté parce que dafa am respect ci nit bi ma ñëwee léegi dafa jóg taxaw ñëw nuyu ma waaw wuute na ak magam nag am na fu ma jaar ak moom wóorkat la waaw moom ku am respect ci nit la man yaayam ci boppam lu tax ma respecté leen yaayam xam naa ni su ma bëree kurul Fass man lay faral parce que Gris Bordeaux seen kër yëpp maa leen daan jaay ci leen waaw kon xam nga loolu démb lu yàgg la waaw mais nag làmb ji du yomb daf ma jaral lu ne jëlee su may xale da ko tëgg mais jëleewuma ko xaalis waaw mais dama ko jëlee ngir sama place fi ma nekkoon ma ñëwaat fa waaw moo tax daal du yomb waaw du yomb waaw dina ma jaral lu ne. voilà ma ñëw ci Gris 2 Gris 2 yaa ngi bëri koo xamante ne expérience ci làmb ji également mu nekk koo xamante ne wàllum bagaar bi donte ni bëgg nga bagaar bu baax a baax gis nañu da ngay nekkee sa parfois ay coups te moom nekk na koo xamante ne ku xeex ak moom jël ci moom ay coups ba ci ki nga xamante ne moom mooy deret mooy ki nekk Pakala nee na sànq da nga ñuul ak Pakala moom dafa rëjee daal ndax yaa ngi bàyyi xel ci loolu nga xamante ne moom ngay yaakaar. waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñi fi teew ñëpp di sant yàlla bu baax di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant suñu ñaari waajur di sant suñu sëriñ Seydi Aboubacar Sy radiyallahu anhu ak bépp kilifa diine rek bu nekk ci réew mi di nuyu promoteur bi nga xamante ne moo tëgg làmb ji di nuyu sama adversaire grand Abdou Diouf kon li nga wax rek combat ñun moom combat amuñu habitude di xool ndax kii day xeex wala day bëree wala day def lii ñun li ñu amal njariñ toujours rek mooy ñu pare fexe rek ba nga xamante ne li ñu soxla si suñu yaram yëpp am nañ ko après nag ñu dem lépp luñ fa fekk rek dinañ ko mën a gérer bu boobaa mais awma ci lenn lu may xel ñaar wala lu may bàyyi Pakala dama bëre woon ak moom niil wala niilu ma ak moom yooyu yëpp fàtte naa ko man lu ma xës a passé rek instant yi pour man ci làmb benn défaite laa am mooy bi ma jugee li si sama kanam laa bëgg changer beneen méthode ñu gis beneen Gris 2 loolu moo ma intéressé. waaw kat dégg li Gris 2 wax. waaw léegi mën nañ bàyyi micro bi benn place léegi kuy tontu rek après jox la micro bi yaakaar naa appareil nañ caméra nañ léegi dégg ngeen li Gris 2 wax Abdou Diouf ci question Fadel bu Equivox léegi ku ci am l'équivox yi ñëwaay la jóge. salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ñu fi teew waaw bon am naa ku nekk benn question pour mbër bu nekk benn question
parce que première ma njëkkee ci Abdou Diouf parce que dañu gis mu bëri Forza ni combat bu li ko ci ñàkkloo bokk na ci manque de repère bu ñu defee constat temps bi passé à l'extérieur moo ëpp bi nekk fii est-ce que dina romb mu daal retrouver ay repère am ci làmb. question bu am solo am repère. waaw xam nga làmb dëgg la combat bee passé dama pertoon repère parce que dama toog 4 ans bëriwuma waaw ma bëreeg xam nga ma bëreeg Pakala daan ko bëreeg Birki daan ko bëreeg Cek daan ko toog 4 ans bëriwuma ci la ma jox Forza avant Forza sax man ak moom ñoo waroon bëre mais combat bi ci moom la yàqoo xam nga mais ñun ay kilifa lañ parce que dañu toll boo xam nga toog 4 ans bëriwuloo da ngay dem nekk say business xam nga waaw loolu la donc quoi mais bi ma gëjee bëri yàggul mais làmb ji xam nga daf maa jaral te bu soobee yàlla bu bis baa nañ xam ni Abdou Diouf ñëwaat na ok. alors bii de day bëri adversaire boo xamante ni bu naan ndaw bi ëpp solo du nekk favori day ñëw en position challenger mais day faral di créer surprise gis nañ digganteem ak Aliou Faye Pakala est-ce que xam nga réellement adversaire bi nga jël. laa ilaaha illallaah ci can lu yaa koy laaj. waaw comme ni ñu koy waxee rek mooy presque li ma waxoon léegi rek laay waxaat man adversaire moom wax dëgg fa yàlla aw ma ci taamu aw ma ci tamit loo xamante ne rek dama ci xel ñaar parce que man fi ma xalaat ne moom laa war a def ci làmb ndax man fii woog bu ma nekkee ci dara fii woog am na ñu bëri ñu nekk ci sama kanam ci raw ma ci làmb rek pour man defaguma dara mbër la boo xamante ne ku du mbër mu ñuy fooyee ci làmb mosuñu koo gis ci biir làmb mu nekk fowukaay loolu yëpp préparé nañ ko te le jour ji di nga xam ne ki ñu jël xam nañ ko incha allah. aja gars yi ku ci amaat question. fekkante boo seetee wax na ko léegi nee na doon nañ fi dox suma ay combat ak moom. avant muy bëre Forza. nee na da ngaa daw. non loolu ñun moom ku ñu xam ne duñu daw mais am nañu ay kilifa dinañ ne tey combat. parce que làmb dafa tàmmoon nit ñi toujours dañuy adressé mbër yi ñii dañuy wut lu yomb te ñun làmb bu buñ ci toll xalaatuñu bugguñu bokk ci benn loo boo xamante ne dañuy xalaat loolu te bañ demee tamit faas ne ñun kii lañu choisir pour mu bëree ko ñu accepté loolu moo tax mais ñun amuñu si choix benn affaire daal lañ waxoon te bëgg nañ yàlla dimbali ñu si mooy képp ku daan Gris boo dajee ñun duñu yem rek ci daan la dinañ la defaral ba pare door la daan. ah bon loolu kese la. yaa ngi wax ne te Abdou Diouf ndax neex naa defaral. waaw Cheikh Babacar looloo jar a wax. waaw loolu doy na baax Babacar loolu doy na waar loolu yéeme na trop ñu ñëw ci Abdou Diouf Abdou ñu ngi lay nuyu nga ñëw jël champion bu mel ni Gris 2 muy xale boo xam ne daanaka dafa naqaree bëreel doon champion naqaree bëreel lan moo tax nga taamu jël ko moom. Abdou dégg nga question. nee na nga bàyyi fi ñëpp jël Gris 2 bi nga xam ne tey champion bu naqaree bëree lan moo tax nga jël. waaw mais Gris dama di champion rek parce que man yàlla def na fi ñi fi të naqaree bëreel lañ ma jox mais ñun daal comme li Gris wax rek ñun ndam moo ñu yitteel te bu bis ba dina xam ni Abdou Diouf mi ndam moo ko yitteel voilà wax ju bari moom jaru ko daal. Abdou dafa am baat bu mu wax léegi maanaam daan du yem ci daan kese maanaam dañ la defaral pare door laa daan kon maanaam moom xeex lay wax quoi loolu loo ciy wax. waaw mais loolu la wax rek mais man bu bis ba dina xam ba xam loolu dina am na ko def rek. xam nga yow xeexkat nga. waaw non combat bi li ñu ci préparé nee naa ko dafa ma jaral parce que am na suma partenaires yi dans 2 semaines damay voyage mais am na ñu ñuy waxtaanal sumay partenaires yi ñuy waxtaanal xamaguñu ban dëkk la ñuy dem kon xam ni combat bi jaral na ma di woo xam nga monsieur le maire Aliou Sall ñun ay doomu Géejawaay rek te Géejawaay ñun booy buñ bëggee bëre ñun la nañ ko xamal ni ko combat la di woo ñoom xam nga di woo ñëpp daal waaw combat bi dafa ma jaral ah. dégg ngeen nee na combat bi da koo jaral ndax war na cee génn lépp ngir Gris 2 cee Gris 2 koo jëm. gars yi ku ci amaat question. dana dembale la dugg sam. dembale waaye ñëw. suñu grand suñu doyen. respect. waaw salaamaaleykum Abdoulaye. dëgg nañu départ Gris 2 Elton Gueye ndax Gris 2 moo préféré
Abdou Diouf wala combat moo gën a yomb wala adversaire bi moo daw pour Gris 2 nga nekkoon espoir écurie Fass mën a bëri mën a xeex am kattan macha allah gis ni contre Reug Reug ak contre Pakala déception lañ ko jëlee parce que ñu doon xaar ci yow wane woo ko lan moo waral changement bi ak Gris 2 lan la doon def ba defatu ko ba muy créer ay déception Abdou Diouf ñu xamee la si mbër bu am expérience mbër bu am fit mbër bu mën a xeex mais ñu ngi lay tuumal ni saa yoo amee combat sa entraînement day des ndax combat bi comme mois de juillet lañ koy organiser di nga indi état bu ñuy xaar ci yow wala di nga def comme temps yi passé rek parce que bu ñu lay daan boo parewul dañu lay daan bu yomb waaw lan nga mën a indi bés ba. ciy jëbal. jëbalee ko. waaw bu laajee nga xam ne laaj boobu la. laaj buy jëbali. waaw question bu am importance question bu neex a répondre Gris 2 ngi nii toog Abdou Diouf a ngi nii toog loolu biñ koy ñuy démarché Elton la ñu démarché ñu démarché Elton daf ñu boole ak manager am Mbaye Diagne. Elton ak kan. Elton lañu doon ut ak Gris 2 ñu ne moom boole ñu ak Mbaye Diagne ñu waxtaan ak Mbaye Diagne mu am fu mu plafonné ci gàttal sax li ñu proposé Elton fay nañ plus que loolu ci Abdou Diouf c'est-à-dire négociation ñaar lay doon kon ñun ni ñuy tàmm liggéey ci làmb saa yu ñuy wax ak yow am nañu réserve bi mooy numéro 1 day am wala 2 wala 3 boo ciblé ñetti adversaire ne ñett ñi ay adversaire potentiel u Gris 2 lañu c'est-à-dire que bu kii sottiwul kii dina sotti wala kële dina sotti donc amuñu woon temps pour xaar Abdou Diouf mii ñu ngi profité walla ci loolu di jaalewaat encore une fois Abdou Aziz keroog bi ñu jógee ci sarax si bi ñu jógee Tivaouane ba ñëw ci laa ko oo mu dawal otom ñu croisé ñu daje ak moom ñu tegu ci taat mi waxtaan li ñuy waxtaan am na expérience ci làmb yàgg na bëree mu wax ne fii ma fa àggee amul problème may bëri parce que actuellement dama pare pour bëri la ñu ko fay ëpp na la ñu proposé Elton mais Elton Mbaye Diagne daf ma plafonné ni ma lii la mën a bëri ku amul lii nag mën ngaa dem yokki feneen leneen ba mën cee jot kii nag moom amul woon cible ci ñoom li mu pare combat Fass ku ne xam ne ni boo ko daan tëgg souvent mën nga cee nekk lu yàgg mu compliqué et bu ma jotee Abbas Ndoye ñu waxtaan président bi ma wax ak moom ñu waxtaan ak Ibrahima Mbaye Moustapha Gueye yàggul mën naa ne kii combat am taxawuluñu ko ci 48 heures donc Abdou Diouf aussi baat ak tontu la wax la dem ñëw amoon na ay relation yu yàgg ak ñun yàgg nañ liggéey Abdou Diouf ñu organisé woon combat am ak Cech organisé comme keroog bi muy dóor Cech muy daanu ñun la woon keroog bi muy daan pourtant yéen a ngi concentré ci Pakala mais ci Cech la mujjee kaaw la mujjee ci kaw Cech donc combat yooyu dañ ko organisé woon bu ci nekk baat ak tontu la woon à l'époque boobu ngeen baal ma WWR moo organisé woon événement yi mais kon kooku tey bu ñu xamante baat ak tontu lay doon mooy muy nit ko am fayda ci boppam waaw da lay wax li nga mën nga waxtaan ngeen juboo am na nag ay relation ak jéey yoo xam ne yàgg na du làmb digganteem ak jéey ñoo nekkoon Marseille ci Tidène di liggéey ñoom ñaar pour wax la li ci am Gris 2 mii hôtel Arc-en-Ciel bi partenaire am xaritam la yéen ñëpp xam ngeen ñëw ngeen c'est-à-dire boo xoolee ñaari côté kii am na relation kii am relation kii c'est-à-dire kii day am ndox kii am jën kii am xorom ñu daal di ñuru ci li jóg loolu daal li fi daje lépp mën naa ay partenaire rek ñoo bokk affaire bi. loolu de xanaa li koy togg war ki ci def. bàyyi laat kenn du bàyyi laat Gris 2 dégg nga la démbale laaj contre performance ak déception yi loo daan def bako ak lu ko waral. waaw ñun de wax dëgg fa yàlla ñu xam dëggantaan xam nañ ne amuñu dara loo xamante ne soppeeku na si suñu bopp ci wàllum doxalin amul dara loo xamante ne soppeeku na ci mais kon li nga wax rek mooy làmb moom des fois mën na am nga commencé di bëre nekk ci benn méthode parce que léegi am na kenn ku ma ko doon wax ma ne ko tey man lu tax combat bii passé mu am werante ci biir pass lan laa ko jàppee parce que ba ma dalee bëre ba léegi mën nañu wax ne maa doon toppatoo sama bopp combat yi ma doon am mooy bëreeg ay Ablaye Ndiaye bëreeg ay Auguste yëpp mën nañu wax ne amoon ay nit yu ma doon taxaw di ma taxaw dama doon dem rek ak sama ay taxale di dem di bëre yàlla di ñu suturaal am na nag foo xamante ne bu ñu fa yeggee pour man méthode yi dafa war a changer am ay nit yoo xamante ne dañ lay taxaw te combat bi noonu la demee
Père Tafa Gueye mooy directeur technique bi dañ ne ko amul ay dañuy dem voyage yi wala dañu loo ci bëgg moom la ñuy def boo bëggee fii la ñuy toog préparé ko ba mu yegg boo bëggee tamit ñu dem voyage yi ñëw te incha allahu rabbi noonu lay demee. léegi ngeen kàddu yi di leen Abdou moom itam presque laaj bi benn say contre performance par rapport ak combat yi nga mujjee wala boog ni ngay ñàkkee ñu ne manque d'entraînement moo koy faral di indi. waaw dëgg la combat bii nag bii passé def ma ci lu war dëgg parce que manqué na entraînement loolu dëgg la fi ma daan dem bu bëri dama ko samaat daal boobu nag xam naa Pape Maya la fa jaar. tax loolu. waaw non xam nga rek ay mbir la daal. waaw mais bii nii bu soobee yàlla comme que des na lu bari dinaa def li ci war lépp te bu ma ñëwee dinañ xam ni combat bi ak bee passé wuute na. waaw man dama bëgg a jëlaat suma place dellu ci waat fu ma nekkoon mais man yàlla baax na daal waaw. waaw dafa mel ab dafa mer de. ah waaw am na lu mu wane de yàlla baax na ci de ay wax. Abou Ndour. yàlla baax na waaw ci amaat benn question. mag mu ne yàlla baax na. lu wax xale la. déedéet. ku xool Abdou mii. waaw. bala ngay xam ni ci li mu jógee naqari na ko. dëgg la. waaye ku xool kii bëri nii. waaw. nga xam ne fi mu toog mi ngi ñaaru rek. yaakaar naa fi arbitre bi tàgg seen diggante ñoom ñaar. dëgg la Cey léegi man dinaa am lu ma laaj Abdoulaye Ndiaye. laaj ku nga xam ne ni Dieye production yaa koy coordonné macha allah ak yeneen promoteur am na lu maanaam am na solo mais tey lii bu ngeen ko indilee amateur yi muy loo xam ne lu neex la ñu ngi doon dégg benn combat diggante Serigne Ndiaye numéro 2 bu Fass ak ba tey Sokocim école de lutte Balla Gaye combat boobu da ngeen koo mën a taxawal ñàkk a déggoo la wala lu xew wala combat boobu fan ngeen ci toll actuellement. waa question bu am solo parce que li ñu bëgg rek moo lu neex amateur yi Serigne Ndiaye de Sokocim yàgg nañ ci bi ñu waxee position bi Moustapha Gueye taxawoon mooy pour booy bi bëri après koor dafay métti ci Serigne Ndiaye xëy nag loolu côté préparation la donc may wax ni bari nañu sollicité ku bëgg te mën ko def avant koor defal ko ko mais ñun li ñu bëgg mooy journée bi du Abdou Diouf rek la ñuy jël ak Gris 2 danañ ci def ay combat yu mag def ko gala bu mag liggéey ko ba nga xam ne ku fa ñëw def ci ay mbër yoo xam ne yu ñu ràññee la yu ñu xam la comme ñun xam nañu Dieye production ko ne xam na ñun li ñu tàmm di def pourquoi pas comme chaque année dañ leen di andil concert Thiat Seck wala Papa Diouf wala keneen pourquoi pas ñu boole ko ci def ko fête comme fin saison la ba pare mën naa leen wax ni combat bu toll ni ñu taxawal ko ci matul 48 heures xam na ñaari mbër yi ba pare mën na leen aussi pare bi parce que maire bu commune bu Guinaw Rail Sud Ablaye Diop mooy parewu journée bii kon wala daal ni la journée bi date lay doon ci biir date yi bëgg nañ ko def mois de juillet danañ ci liggéey balay boobu liggéey boo xam ne bu ñu ñëwee rek ñëpp xam ni combat daal danañ ko defar tam nañ expérience tuuti ci loolu. Abdoulaye Wade nee na. déy na ma léegi na ma. diggante ab moom ak Paka la pare na. bu yàggee ci yéen la yàggee. waaw lépp mën na nekk Ablaye dafa am lu mu def ci làmb ji waaw tolloon na ay jamono ci làmb ku ne gis na li mu fi def kooku bu ñëwee retourné bëgg a ñëwaat ci làmb ji dañ ciy kontaan danañ ci dox ay jéego lépp luñ ci mën danañ ko def waaye daal di la wax ni pare nañu pour def ci liggéey boo xam ni le jour ji képp ku fa ñëw di nga daw song Abdou Diouf ak Gris 2 waaye dina bari champion yoo daw dëkk micro. laaj kon su ma la déggee maanaam beneen combat bu mag amateur yi mënuñu ko xaar ci Dieye production parce que daa mel ni moom ngeen facilité jëwal. xam nga lii du programme làmb moom boo ci nekkee liñ naan làmb la rek sa début saison bi ambition bi peut-être mënoon na nekk leneen lu ëpp li wala lu ko gën a yées boo déggee lu gën a yées mooy li gën a féete suuf ngeen baal ma mais combat bi ni mu ñëwee ñun sax suñu bopp xëy na yàlla mooy def sooy doxal rek ci sa biir liggéey lu ne dina la dab mais du woon lu ñu du programme entre nous ñaari mbëri doon nañ ma seede dañuy toog rek ñun bu ñu gisee lu ñu mën a def ko yenu daal yenu li sa bopp attan neex. lay jàppale waaw man lu ma sol lu ne moo ma ko ñëw suma xarit la waaw di nuyu tamit Ablaye Wade suma xarit vraiment démb la jóge Espagne ñëw nijaayam moo gaañu di ko jaale waaw nijaayam moom mooy léppam
di ko jaale ma wax ko tey rek ñu ànd ñëw di jaale tamit Aziz Ndiaye ak papa Boy Djiné papaam di leen jaale ñoom ñëpp waaw di woo nag autorité Guédiawaye yëpp comme ni mu waxee làmb ji man daf ma jaral te vraiment li ma moomoon laa bëgg a ñëw jël si waat moo tax te Guédiawaye nee la man bu booy yi bëggee bëre man maa tax kon monsieur le maire Alioune Sall na xam ni tey doomam moo xewle Guédiawaye la waaw ñoom Fouta ñoom Andaw Béy di Ba waaw ñëpp nañ jàpp ci combat bi xam ni ñun ndam rek moo ñu yitteel di wax ak suma gars yi Espagne di wax ak suma gars yi États-Unis su ma limee damay juum waaw di nuyu tamit suma xarit Gambien waaw ak boo waaw ñoom Thio xam nga ñoom Maf waaw di nuyu waa groupe Mafia bi yëpp waaw ñoom Dame waaw di nuyu ñëpp daal di nuyu suma grand frère di nuyu Abdoulahat ak ñi mu àndal parce que Abdoulahat man ak moom démb la depuis clave waaw sama avance yi pas yére bi daan yor sax daan signé sax Abdoulahat mooy indi avance yi kon loolu yàgg na waaw di nuyu nag jéy nag xam nga kooku maanaam suma xarit la suma doomu ndey la du dëgg waaw man maa ko booleeg Abdoulahat mii xam nga jéy man ak moom jabaram aawam maa ko takki suma xarit la moo tax bu defee lii lu war la làmb la nag làmb la mais bu sooba yàlla jéy li mu def nii dinaa ko wan ni ko nag bu ma doon jël di wut samay partenaire def si sax man dinaa taaral bis bi lu ma ci mën dinaa ko def waaw arc-en-ciel gis nga lii rek lu rëy la daal parce que gis naa Gris 2 émission yu bari fii la koy defee waaw fii la koy defee kon ñoom vraiment ñi ngi ñaan hôtel bi jëm ca kanam waaw di remercier Gris 2 mi la ma wax rek moom borom baax la ku ma respecté la mais combat bi du yomb waaw du yomb man nee naa waa Fass man Medina laa nekkoon ñu bari xëcc nañ ma heure bii Fass laa waroon nekk Tafa Gueye waaw Fass dégg Gris Bordeaux may bëre moom buntu këram laa la romb nii di dem si Gibraltar Saalum Abdou Gueye di entraîné xam nga moo tax làmb ji man daf maa jaral xam naa leen bu baax a baax waaw spa bi sedd na loolu waaw Baye Gora mi sedd na loolu moo tax làmb ji daal comme li ma rek laxaat dinaa la xamal ni làmb ji bu sooba yàlla dinaa ko taaral dinaa dem wut samay partenaire bu sooba yàlla dinaa yóbbu stade ba ñëpp xam ni lépp dëgg la waaw man maay maye billet maye kaar yi lépp maa koy def suma xaalis waaw baax na waaw Babacar balaa moo tëj ndax kii daa def lu rëy defal ko ku santoon nit du sant yàlla kii daa nag Abdoulaye Ndiaye mi jël bis tuddee ma ko am na solo mais nag dama ne ko rek maa yéene waaye defu ko ci média lu jar bis waaye moom monument la Guinaw Rail nit ku baax li ma la Guinaw Rail mooy sama alma ji lu mu dëgg la lu mu gëm la képp ku nekk Guinaw Rail di doomu Guinaw Rail day góorgóorlu fekk rek nit ñi gis la kon Abdoulaye maa ngi ñaan loo mën bu déwénee nga mën ko taw sa diggante kii nag wax naa ko sànq junneeg 5 la benn la maa ngi ñaan ngeen yokk ba yëg ko waaye di ci woon ak sama mbokk presse yëpp le 16 incha allah Abdoulaye le 16 li ma naan dana mel ni ñuy fekk siman dana bëri peep peep ku ñëw danaa la beneen rendez-vous bi le 16 la li nga xam ne du fay daan ku bëri dara every day ku tëdd rek loolu moom Fadel dinaa am lu ma ci wax tuuti rek parce que tamit xam nga wolof dañ ne pitax xatee bokk ndax ñoo bokk bi ñoo bokk li ñuy def kon kii bu defee loolu ànd koog Abdoulaye du ñu mën a def lu dul kontaan ci ñaan yàlla ñu fekke koog jàmm parce que liggéey bi ngay liggéey Dakar Buzz tamit macha allah rafet na ko jéey nag ñun ak moom yàllaa ñu boole ñu bokk ndox ma ak joor ga ak tool ya bokk deret muy suñu mbokk kon yaakaar naa tey dañuy fier ci gis ko ci niveau bii mu ne mais niveau bu nit nekk rek am na koy ne ci ginnaaw di ko gis te diggante mag laat yaa ko junne 5000 moom loolu amee su jël say wax di ñaan jàmm rek di wax que ni Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm Aziz Ndiaye tamit suñu grand ñu koy ñaan jaalaat so di ñaan yàlla yërëm ko te xare ko aljana Papa Boy Djiné tamit ñu koy jàng way juróom kii moo fi teewoon sponsor bi arc-en-ciel waaw déet daa war a wax te kii moo waroon a ubbi jotaay fu mu nekkoon Pape fu mu nekkoon baax na noonu baax na li nga fàttali ñu ko maa ngi tudd Ibrahima Mbaye nekk le manager de l'hôtel arc-en-ciel gars yi jël leen lii donc maa ngi représenté monsieur Patrice Hébert bi nga xam ne moom mooy propriétaire du hôtel arc-en-ciel vous savez que tourisme ak lamb ñoo ànd parce que culture bi pour ñu wane ko dafa baax aussi tamit waa ministère du tourisme di accompagner la lutte sénégalaise parce que suñu aada la suñu cosaan la suñu culture la gis ngeen temps yi nu ngi koy waxee MNN la xaw moom mu ngi fiy dugg MMA voilà MMA pour vous dire que jaay nañu
li nga xam ne moom mooy culture si làmb ba pare léegi bu demee ba ñu koy indi si beneen phase ça veut dire que la lutte quand même mu ngi jël ampleur moo tax tey jii hôtel Arc-en-Ciel di essayer de nekk sponsor leader à cette combat là bi nga xam ne ki ko tëgg ki nga xam ne moom mooy promoteur bi muy Dieye hôtel bi jox ko confiance parce que koo xam ne am na répertoire ku dal la et puis ku xam tamit bés la parce que tamit hôtel Arc-en-Ciel du n'importe qui rek lay jox bés donc bu ko Dieye proposé en tout cas cette date là ak les deux lutteurs ñi nga xam ni tey jii seen palmarès wala seen parcours nekk na parcours yu pertinente te combat yu ñu def yëpp dañ koy def si discipline si courage ak si fayda ak fulla ak fayda moo tax tamit hôtel Arc-en-Ciel si direction am ànd accompagner Dieye si combat bi nga xam ne nii moom mooy diggante ki nga xam moom mooy Gris 2 ak Abdou Diouf loolu nag dañ leen si remercier bu baax parce que le fait que ngeen ñu def première présentation fii ci hôtel Arc-en-Ciel si 2020 bi dañuy ñaan yàlla rek tey 2020 bi nekk 2020 bu neex si lutte sénégalaise nekk 2000 bu neex tamit si la presse parce que la presse tey jii ñu ngi leen di jox gàcce gaalama tey fu làmb toll ñoom ñoo ko fa tollul surtout presse yi nga xam ñoo nekk sur réseaux sociaux tamit presse en ligne yi ñu ngi leen si remercier bu baax parce qu'ils sont très spontanés donc li ñuy def liggéey bu gaawlu bu yaakaar bu am na visibilité donc ñu ngi leen di encourager di leen remercier bu baax encore Dieye production ak le fait que ñaari mbëri tamit accepté wu affronté wu loolu tamit ça me fait énormément plaisir donc pour vous dire que daal ngàcce ngaalama à tout le staff de Dieye production Dieye waaw Babacar laajal ma ko condition yi hôtel bi dundee ku fi bëgg a ñëw di fi Fadel nee na ku bëgg a ñëw fii noppalu ndax xam naa Fadel mi daa mel ni hôtel bi intéressé waaw xam ngeen hôtel Arc-en-Ciel moom mu ngi fii ci Lac Rose nekk à quelques 37 kilomètres de Dakar non seulement hôtel bu yanj la bu am ay repas yu neex am hébergement yu baax gis ngeen ñu ngi jàkkaarloog piscine boo xamante ni c'est l'une des plus grandes piscines au Sénégal ñaari piscine bii jacuzzi la yow seer nga bii jacuzzi la bii da ngay dugg ndox mi di tàng di la defal ay massage loolu massage la loolu pour mbëri la kon waaw mbëri ak yow mi baax na ci yow waaw parce que xam nga massage thérapeutique lay def ba pare tamit day accompagner mbëri si entraînement yi xam nga mbër entraînement dafa soxla fay te longueur bu mel nii bëri woo loo koy am si Sénégal donc am na possibilité tey jii nga ñëw def si des week-ends am na possibilité nga def des journées am nga possibilité def des mariages des lunes de miel xale yi nga xam ni tax buñ jabar lune de miel yi dañ leen defaral ba mu bien donc am nañ contact yi nekk waxal ci numéro yi voilà numéro téléphone yi am na fixe bi 33 836 13 70 am na tamit 574 48 12 am na tamit 551 11 75 11 75 donc soriwul neex na egsi te boo ñëwee jàmm rek nga yam macha allah kontaan Malick jëlal numéro yooyu Babacar xam naa ne ligne de miel bi muy waaj mois de mars fii la koy defet si Babacar du mën a ñàkk Babacar Malick it jëlal numéro yi ndax xam naa ne fii waaw ñàkk fee ñëw daal wóorul man nag xam naa ne ak ñaari mbër yi ci kàttanu yàlla faaw moo def samedi dimanche Abdou Diouf kaay waaye di jaajëfal